waat di leen ziara di leen wax ne rek fii ñu waxee ak yéen dugg nañu ci bis bu màgg bi nga xam ni mooy fukki fan ak juróom-ñetti ci aw safar ndax xam ngeen ni bu jant bi sooyoo rek dañuy daal di dugg ci bis bu tedd boobu nga xam ne moom la ñëpp doon xaar di ñaan ni ñu ci accès ci jàmm yàlla nañ ci génn ak jàmm te mboolem lu fi waay ñaan suñu borom nangul ko ko ci barke borom bis bi nga xam ne moom moo woote woon. ñu ñëwaat ci beneen jotaay bu am solo dalal ci koo xam ne borom xam-xam la ñu xam ko bu baax ci groupe de presse bu mag fii ci Sénégal muy Moustapha Diop nekk fii ci Walfadjri di def liggéey bu am solo ñu bëgg a seq ak moom waxtaan woo xam ni defe nañu ne dina am solo lool ndax dinañu waxtaane ay yenn pàcc ci wàllu lu jëm ci wàllu màggal gi. bala ñoo sori dañuy bàyyi mu nuyoo ak ñi nga xam ni ñoo ñuy seetaan sëñ Moustapha ñu ngi am mbégte ci sa teewaay fii ci Touba Vision. maa ngi lay delloo mbégte di la wax ne am na contentement trop ñëw fekkee waxtaan bi leen di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan à travers Touba Vision di ñaanal murit yi nga xam ne yëpp ñoo ñëw fii ci Touba ngir bokk ci màggal gi yàlla defal leen màggalu jàmm lépp luñ ci yaakaar ba tax ñu jóg ñëw yàlla na leen ko yàlla defal ñi nga xam ne également ñi ngi toog seen kër bëggoon cee bokk te yàlla dogal ne fekkewuñ ko ñu ñuy xool ci média yi yu ci mel ne à travers Touba Vision ñuy ñaanal ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla defal màggalu jàmm te xéewalu Serigne Touba yi mu yor xéewal yi yàlla suñu borom yor te ñun ñëpp ñu xaj ci yàlla nañu ko yàlla boole. jërëjëf sëñ Moustapha muy kàddu yu am solo ñuy am mbégte rek di seq ak moom jotaay bi ndax ku ne xam na ko ci wàllu liggéeyam ak dëgg ci wàllu liggéey bi ak xam-xam bi nga xam ni dina koy feeñal ci wàll gi nga xam ne moom la fare li ñuy jublu rek mooy li ñuy waxtaane mooy jëm ci wàllu màggal gi ku ne xam na ni màggalu Touba am na point bu am solo ci wàllu économie ci fii ci Sénégal naka nga ñu mën a maanaam faram fàccele dikkal ñu ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu économie bi nga xam ni màggalu Touba joué na rôle boobu ci biir Sénégal. xam nga pour tontu sa laaj damay remonter un peu ci loo xam ne damay dégg très souvent ñiy yëngatu ci wàllu économie ñu koy wax ne Sénégal dañoo bëgg xew dañoo bëgg fête ñuy wax ne fête yooyu souvent ay férié la te férié yooyu day tax nit ñi duñu liggéey loolu lu am solo la te du nekk loo xam ne dama koy weddi mais dama gis ne dafa am ay événements yoo xam ne yàlla def ci def particularité boo xam ne dafay dundal économie li ko waral mooy nit ñi dañuy dépenser di jënd di jaay te loolu ku ko wax économie boo ci jëlee nag bu mel ne màggalu Touba dimension màggal d'abord bul fàtte ne ci lu ñu jàng di ko liir ci xam-xam bu néew moo di ne màggalu Touba bañ koy door daawuñu ko defee fii ci Touba dañ daan bàyyi ku ci nekk taalibe nekk fa nga nekk nga defee fa màggal Serigne Fallou Mbacké di nit koo xam ne ku am vision la ku am xam-xam la xam ne bokk na ci li nga xam ne moo war a gaawal développement wu Touba bi mu ne nañu ñëw di fi màggal si ba ñu commencé di fi màggal si ba léegi nga gis ne nit ñi buñ dee ñëw Sénégal gépp ay déplacé wu ñiy jóge ci ay réew yu bari di déplacé wu di ñëw ci màggal googu ñooñu bu ñu ñëwee dañuy participer ci li ñuy wax la vie économique de la ville. loolu également day def de telle sorte que nit ñi di ñëw ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi di leen dalal dañ naan occasion ngi nii pour mën a tijji boutique occasion ngi nii pour mën a teg taabal di jaay ñooñu forcément dañuy ñëw bu ñu ñëwee dafa am benn offre boo xam ne moom la ñuy offrir ñi nga xam ne ñoo bëgg a jënd également du point de vue des infrastructures ñëpp xam nañ ne ñiy ñëw di màggal si xajuñu ci kër kenn xajuñu ci kër keneen donc day tax nit ñi même ñi nga xam ne dëkkuñu Touba dañuy tabax ay kër bàyyee ko ay nit ñu cay dëkk ba bu ñu ñëwee ñoom di màggal si mën a am fu ñu nekk loolu lépp dafay participer ci li nga xam ne moom moo def ce développement exponentiel de la ville de Touba bi nga xam ne 1888 bi ñu ko tabaxee bi ñu ko fondé ak léegi ak année 2019 bii ñu toll bu matee 130 ans xëy na ca lay yem alors en 130 ans ñu développer une grande ville comme ça màggal gi daf cee jouer lu bare bari de la même manière ñun ñi nga xam ne Ndakaaru la ñu nekk dañuy remarquer que ne léegi nit ñi màggal yematuñ ci 18 safar
soo xoolee bu weeru safar teroo rek da ngay gis nit ñi dañuy tàmbali màggal ay activité économique yu bari lay développé à Dakar da ngay gis nit ñi ñu bari ñu fay tant ñenn ñi di gën a jaay tailleur yi di gën a ñaw parce que justement ku ci nekk da ngay préparé pour ñëw màggal si damay seetaan sànq ci benn chaîne de télé ñu ne malgré la conjoncture économique particulièrement difficile parce que ñëpp a xam ne réew mi métti na tey boo ñëwee Touba tu as l'impression que ni Sénégal dara manqué wu fi pourquoi parce que soo bëggee lekk di nga lekk soo bëggee naan di nga naan lu sedd ngay naan foo bëggee tëdd nga tëdd et cetera te loolu li ko waral je crois que rôle bu am solo la ci màggal gi joué te tey doon na baax ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu économie ñu étudier ne bu ñu màggalee pendant 3 jours ba nit ñi ñibbiwaat ñaata lay indil économie Sénégal. ci loolu sax am na benn yenn gëstukat yoo xam ni. absolument génn nañu ni 250 milliards. danaa daaw Lamine Gueye bi nga xam ne moom mooy recteur bu université Bambey. bokk na ci ñi nga xam ne ñoo génne woon lim boobu ni ci xayma maanaam 250 milliards la màggalu Touba di dugal ci réew mi. alors. à côté de ça boo xoolee ñi nga xam ne ñooy chauffeur si ñu yor seen auto transporteurs yi en général suñ la waxee ñaata la ñuy encaisser comme ni ñu koy waxee ñoom ci ñetti fan wala une semaine màggal da ngay xam un peu la tekki tey jii soo xoolee bu tailleur yi tabaski lañ daan ñëw wala kori yu demee noonu mais léegi man dama seetlu Dakar laa nekk bés bu ne fa laay yeewoo su ma wàccee guddi gi malgré li muy guddi gi da ngay gis tailleur yi ñu continuer di fonctionner di ñëw guddi gi comme si tabaski la ñuy préparer ça veut dire que ñoom également quelque part seen économie day dox soo ñëwee ci médias yi nga xam ne man ci laa xam parce que ci laay liggéey période màggal période de vache grasse la pour les médias pourquoi parce que annonceurs yi dañuy ñëw di songu médias yi parce que xam nañ ne médias yi dañuy dem Touba et que visibilité bi ñuy am Touba xëy na duñ ko am feneen tey jii soo demee un peu partout wër la ville de Touba da ngay gis les grands annonceurs bëgguma tudd kenn ñi nga xam dañu yor marché bu ñuy jaay fu nekk da nga leen di gis ñu def ay tableau créer ay dal def ay mbaar ci biir dëkk bi di joxe ay nit loolu defuñu ko pour wut lu la neex defuñu ko pour wut lu ma neex defuñu ko pour wut lu neex taalibe fi ñëw mais dañ ko def parce que dañu xam ne à travers ça dañu am une grande visibilité donc du point de vue économique màggal lu am solo la. jërëjëf sëñ Moustapha ni mu ko waxee màggal lu am solo la ndax dana ci pàcc yi mu jot a wax kenn ku ne gis nga ci sa bopp. mel na ni bu ma la déggee sax wax nga ni loolu sax moom mooy tax dëkk bi di gën a développé te daanaka kon ñi nga xam ne ñoo faree ci wàllu tabax. dina am. leneen loo xam ne dina leen ko servir te loolu màggal gi moo koy sabab kon maanaam ndax jotut ñu état lëkkaloo ak kilifay Touba ngir mën a def exploiter màggal gi ndax dafa mel ni ñu ko war a exploiter dafa des. xam nga dafa am benn particularité boo xam ne moo am ci communauté mouride mooy dañuy jàpp ne ñoom xaaruñu dara ci état lu ñu mën ña ngi koy defal seen bopp. ku dem Ndakaaru gis Massalikul Jinaan xam ne xaaruñu état pour defar ko mais dama gëm également que ni les populations de Touba ñii fi dëkk ak ñi nga xam ne ñoo fi ñëw di leen fekk si di màggal ay sénégalais lañ jógewuñ Planète Mars jógewuñ feneen su ma waxee loolu cela veut dire simplement que ni dafa am loo xam ne état daf leen ko amel leen état amel mooy assurer leen ñuy déplacer wu en toute sécurité assurer leen suñu ñëwee pendant les 3 jours ñuy ñëw ci màggal ñu mën a faju comme ni nga xam ne di ko ñeneen liy fajoo ñu mën a lekk mën a naan alors am na ci yoo xam ne taalibe yi ñoo koy defal seen bopp parce que wax naa la sànq ne kër lu mu métti métti ci Touba soo fa duggee bi su màggal yaakaar ne manqué wuñu dara te loolu xëy na barkeb borom màggal gi moo ko waral mais li état war a def pour participer ci màggal mooy li ñu nekk ñoom mooy déjà assurer sécurité wu nit ñi ak assurer yi nga xam ne c'est les rôles régaliens d'un état mais ku ñëw Touba tey xam ne difficulté Touba am na ko ci wàllu approvisionner les populations ci ndox pendant période màggal en tout cas. alors loolu ndox dafa manqué. exactement loolu état daf ci am rôle. alors très souvent soo déggee dañ naan la état li mu mën mooy ñu privatiser ndox mi ñu jaay ko xayrun ñoom ñoo xam nan lañ koy defee ñoom ñoo xam lan la ñuy waxtaanee ak kilifay réew mi mën ko mais li ma jàpp rek mooy état mënul ñàkk dugal loxoom ci mbir moomu. soo gisee ne màggal gi ñu nekk ren ji fan yëpp mi ngi taw Touba te dara waxuñu ne fii ak suba mënul taw te ñëpp gis nañ ne bu tawee fii si Touba day indi ay difficulté am na quartier yoo xam ne dafa inondé am na mbedd yoo xam ne jaar fa dafay jafe assainissement boobu c'est des investissements très lourds. taalibe yi mën nañ cee def li ñu mën mais rôle état la mu assainir la ville de Touba comme ni mu assainiré
Pikine comme ni mu assainir beneen dëkk Sénégal parce que màggal yi ñu jëm fii ak fukki at xëy na yi ci ëpp ci biir nawet lay doon te lu jot a taxawal te loolu rôle état la. dëgg la ni nga ko waxee fii mel na ni déwén. fi mu ne màggal gi day tàmbalee dugg ci digg nawet bi. absolument te fii ak fukki at dootul gaaw a génn nawet bi. kon am na taxawaay bu ci war a état war a taxaw ba noppi li nga wax ci si biir wax ñi dëkk Touba murid yi fu nekk lañ nekk te ñëpp ay sénégalais lañ yoo xam ne dañuy dagg impôt am ay droit ci réew mi am ay àq léegi dëkk bi kon am na leneen loo xam ni beneen taxawaay boo xam ni état moo ko pour firndeel li ngay wax rek taalibe yi nga xam ne ñooy ñëw fii di màggal si ku ci ñëw da nga jël auto transport oto yooyu lan lañ ciy def pour muy daw du carburant boobule état daf ci am ay taxes am na sax ñu ne taxes yi ci état bi gën di am moo gën a cher njëgu carburant bi si boppam fii nga xam ne mooy mbedd mi ñuy jaar ñu tuddee ko nu ñu neex ba ñëw fii am na ñu ko gérer privatiser ko soo fa jaaree da ngay fay la ngay fay loolu état daf ci am wàllam cela veut dire quoi que ni màggal gi ñetti fan yi ñu koy def état am na loo xam ne dina ko ci encaissé def ko si ak gafakaam mais loolu mu ci encaissé également dafa war a dellu ci sénégalais yi te sénégalais yi kenn waru ci jiitu ñi nga xam ne ñoom jëm si fii ci Touba parce que bu du woon màggal xëy na du ñu soxla di def déplacement yooyu di def dépense yooyu yëpp. kon am na solo waaye ni nga ko waxee rek war nañ taxaw kon ci potentialité bi nga xam ne murid yi am nañ ko biir Sénégal. mel na ni fu nekk bo ñoom li ñuy wax sax mooy jaamu yàlla ak liggéey nga xam ne foo leen fekk li ñuy yittewoo mooy daan seen doole joxe seen ñaq waaye di dajale seen fukk ak seen juróom ngir mën a taxawal loo xam ni xëy na duñ ci xaar état loolu ndax yow naka nga ñu mën a leerale potentialité boobu nga xam ne war naa mën a développer nag Sénégal. man li ma gëm mooy état yi nga xam ne moom lañu yor du état wu Sénégal bii sax état yëpp ku ci amoon tey possibilité man di mobiliser communauté bu toll ne communauté mouride soo nee dama bëgg a tabax jumaa ñu cotiser soo nee dama bëgg a tabax hôpital ñu cotiser benn état du ko bañ état bu ko am jël. maintenant la question mooy lan moo waral su fekkee ne Serigne Mountakha Bachirou Mbacké dafa woo murid yi ne nañu ñëw cotiser ngir ñu tabax jumaa nañu ñëw cotiser ngir ñu defar tali ñu sawar cee joxe lool te bu leen état woowoon pour ñu def ko duñ ci sawar la grande question est là mu am ñaari koy expliquer à mon avis parce que je détiens pas toute la vérité am na xëy na ci am beneen xalaat bi ci njëkk dafa am benn chercheur murid bu tudd docteur Cheikh Gueye boo xam ne moom laa dégg mu wax ci lu am solo mu ne parce que ñun aji gëm muy murid bi di tijaan bi di keneen dañu gëm ne vie bi ñu nekk nii yamul fii dañuy dee bu ñu deewee dañuy taxawu suul ñu beneen vie commencé waat vie boobu ñu gëm ne la ñu fay jariñ fii lañ koy liggéeyee ñu gëm ne li ñuy joxe fii ci Touba wala li ñuy joxe di ko tabaxee juma li ñuy joxe di ko jàppalee taalibe Serigne Touba yi dañoo gëm ne bu ñu demee ci beneen vie daf ñuy jariñ te li nga xam ne moom la état di laaj pour ñu jàpp ci gëmuñu ne bu ñu demee ci beneen vie daf ñuy jariñ. pour firndeel li ngay wax. waaw ci jamono yi Serigne Touba. bi mu nekkee Njaareem. da nga gis Touba bi dañ doon laaj ñoom dërëm lañ doon laaj maanaam 5 francs lañ doon laaj. Serigne bi di laaj ñaar fukk ak juróom-ñett dërëm yi ak juróom-ñett la doon laaj ñoom ñuy laaj dërëm. ñoom mënuñoo jot ci li ñuy laaj sëñ bi laaj nañ. bañ joxe ba jot ci bi mu laajee sëñ bi nag ni ko lu waral may laaj dërëm te mënuñ ko joxe yow ngay laaj ñaar fukk ak juróom-ñett ñu joxe ko ba nga ne doy na mu ne ko mu misaal ko ci njaareem ni ko du njaareem gi ay tabax la mu ne ko waaw mu ne ko da ngaa moom tabax yi ma moom li ci biir tabax yi ñoom xol yi la ko doon misaal ni ko. absolument maanaam li ngay wax rek. li wane ni maanaam état bi bu doon laaj yooyu duñ ko nangu. te bu loolu ab laaj la bu am solo. ab laaj la boo xam ne bu mat a taxaw la. lan moo waral bu fekkee ni état du Sénégal bu laajoon askan bi seen i fukk ak seen i juróom. duñ ko jox bañ. te bu laajee ndax du alal ji nga xam ne dañ koy sànq ci loo xam ne xëy na. foofu laa jëm loolu mooy ñaareelu explication bi moo di ne dafa bari sénégalais yi ñoo xam ne li la dal ma dal keneen moo leen dal moo di ne dañu gëm ne seen impôt yooyu état bi di dakk defu ko ci ñoom si boppam la koy def cela veut dire quoi que ni ñi ñu fal ñu jiite ñu loo leen jox ñu def ko ci seen bopp ak seen i ñoy su ko defee yow mi nga xam ne faluwoo ngay gën di sonn ñoom ñooy gën di tedd or
ñun ñëpp d'accord nañ ni ci Serigne Touba ba ci Serigne Mountakha Bachir mi toog ci place am tey ñëpp gëm nañ ne li ñu koy jox soxlawu ko pour boppam soxlawu ko pour njabootam da koy delloo ci dëkk bi da koy delloo ci taalibe yi loolu moo tax bu leen woowee ñu sawar mais bu ñu gisoon ne suñ ko joxee ci boppam la jëm wala ci njabootam la jëm su ma nee njabootam mooy njabootu boppam duñ ko nangu mais dañu gëm ne ci njaboot gi mu njaboote yépp la jëm njaboot googu nga xam ne moom la Serigne Bara Falilou Mbacké doon wax ne ñun ñii fi toog donga yi ñooñu fi bàyyi bu du woon taalibe yi duñ fi toog te taalibe yi gëm également que ni xalifa Serigne Touba yi fi toog ñoom ñoo leen fi tax a toog donc liñ leen jox dañuy sawar di leen ko jox parce que xam nañ ne ci ñoom la jëmaat beneen bi mooy ñun état yi ñu yor nuruwul ak ñun c'est-à-dire que état wu Sénégal dañ ko basé ci état wu France. méngoowul ak ñun suñu. non méngoowul parce que tey su méngoo woon suñu président de la république woowee ñu sawar koo wuyu mais c'est parce que méngoowul moo tax bu ñu woowee duñ ko sawar a wuyu ñi nga xam ne noonu la ñu tëralee suñu sart réew mi di ko doxee méngoowul ak ñun ni ñuy doxee. pourquoi parce que tey boo demee ci bindu Serigne Touba boo demee ci bindu Seydi Hadji Malick soo demee ci bindu mag ñi yëpp da ngay gis ne ni ñu tabaxee ñoom seen projet de société war koo yore réew bokkul ak ñi nga xam ne ñoom la suñu politiciens yi tabaxee ay projet de société di ko yore suñu réew yi alors mënoo gëm Serigne Touba gëm projet de société am keneen ñëw taxaw beneen projet de société nga ko cay fekk dañ koy nangu parce que état la mënuñu ci dara mais duñ ko nangu parce que dañ koo gëmuñu ko donc gëmuñu ko loolu mooy la vérité loolu mooy tax tey jii boo dee dox ci mbedd Ndakaaru yi nga gis étudiant bu sañ a génn grève ñëw fekk bus bi nga xam ne ay impôt baayam impôt yaayam lañ ko defaree mu xasa attan koo toj étudiant boobu mën naa grève ba déwén soo ko indiwoo ci Touba gi ne ko toj fi dara du ko toj parce que dafa gëm ne li fi nekk ci la bokk te bu ko tojee dina ci am daal da cee gisul boppam dafa jàpp ni gisu ci boppam alors difficulté bi yëpp foofu la nekk suñu fexee tey ba suñu état yi niñ koy taxawalee ni système bi nga xam ne moom la ñuy gouverner suñu état yi yow nga gis ci sa bopp man ma gis sama bopp ñi nga xam ne ñooy dox ci mbedd Touba yi moment bi ñu gis ci suñu bopp lu état wu Sénégal bëgg am ko ci ñoom. dëgg la sëñ Moustapha am na solo mel na ni ci li nga wax rek des na taxawaay bi nga xam ne moom la état war a taxaw fii ci Touba damay wax ne amul solo saa su nekk ñuy débat ci Macky Sall dugg na ci jumaa ji sol nay dàll sol na mbaxana raam na dugg na ci barab bi sujjóot na toog na ci kaw amul solo pour loolu li am solo mooy bu jébbaluwut bu summee mbaxana bu solee dàll moom la concerné lépp moom la concerné mais li am solo mooy ñun li ñu maanaam li ñu signé ak moom jox ko ay responsabilité doon ay sénégalais bokk ci ñiy voté di ko fal. absolument léegi mu war a am nag loo xam ne da koy delloo citoyens yi nga xam ni ñoom ñoo nekk fii ci biir Touba. jàpp naa ni Touba ba léegi ci baat boobu ñuy wax ni Touba soxlaalul état dara loolu erreur la. parce que état dañ ko war a soxlaal dara. parce que ndox ñu war ko soxlaal dara donte ni Touba xaarul dara nag ci état. waaye état dafa war a am taxawaay boo xam ne da ko war a taxaw. fii ci biir Touba taxawaay boobu nag ñëpp xam nañu ni des na bu baax a baax. ma jàpp ni màggal gi am na beneen taxawaay tamit boo xam ne état war na ko ci taxaw. warul yam rek ci yabal ab ministre mu ñëw cérémonie officielle bi ñu def ay CDD yi ñu def ci wàccaayu màggal gi mu jeex kon am na beneen lu ñu war a exploiter màggal gi ngir loo xam ne mën na si cee sukkandiku. pour jëmale réew mi kanam. potentialité boobu noonu maanaam lan moo ci rôle état. alors man dama jàpp d'abord que ni wax nga sànq ne. rôle bi warul yam si su màggal ñëwee ñu envoyé délégation spéciale avant màggal xëy na ñu def ay CDD ay CRD ay CND pour préparer màggal man dama gëm ne événement bu toll ne màggal di am ci dëkk bu mel ne Sénégal nga xam ne tey demal ci dëkk bu la neex ci Sénégal daanaka doo fekk kenn ñëpp a ngi Touba responsabilité ko état la au moins mu koy préparer sur une année. loolu mooy la première chose parce que soo demee Màkka tey Arabie Saoudite xaarul ba aj gi des weer wala ñaari weer mu commencé di ko préparer. dafa am ñoo xam ne méngale ak aj gi. exactement dafa am sax ministre boo xam ne dañ koy sas muy gérer loolu. beneen exemple gis nga Jeux olympiques yi nga xam ne moo doon am Angleterre dafa faloon ministre boo xam ne sant ñu ko lu dul préparer Jeux olympiques loolu rek mooy liggéeyam. suñu état yi pourquoi ministre boo xam ne dañ koy chargé affaire religieuse. exactement xam nga tey le ministre du culte au Sénégal ministère bi nga xam ne. lépp luy religion ci responsabilité am la nekk mooy le ministre de l'intérieur
le ministre de l'Intérieur dañ koy woowee le premier flic du Sénégal maanaam ministre bi yor sécurité ministre boobu moo yor sécurité intérieure réew mi moo yor élection moo yor yeneen ak yeneen ministre boobu ci moom la dépendre di participer ci ni ñuy organiser les événements religieux est-ce que tey intelligence warul woon àgg ci ne réew mi dañuy wax ne réew 95% de musulmans yu demee noonu réew mi am na ay événements majeurs yu fi am yoo xam ne daanaka day tegaloo muy màggal Touba jóge ci màggal dem gàmmu ji daanaka 20 jours mooy dox ci diggante bi est-ce que tey état wu Sénégal waru woon a am audace parce que parfois dama naan dañu ragal moo tax bëgguñu ko def ne dina wuñ ministère boo xam ne wala un ministre délégué boo xam ne dañ koy taf ci ministre de l'Intérieur ne ko gérer événement yooyu mu koy topp di ko préparer muy doon liggéeyam loolu dina tax problème yi nga xam ne moom la Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké di poser ak ñi nga xam ne ñoom la àndal année bu ne da nga leen di dégg ñu teg ay doléances ci li nga xam ne moom la ñu war a organiser màggal gi dina ñëw ban jàll ca problème yooyu di nga ko dund dinaa ko dund moom la ñuy dund chaque année day ñëwaat est-ce que tey état bi jotul mu jël courage am ne comme ni ko président Macky Sall waxee bi mu ñëwee ne su màggal gi weesoo dinañ régler problème mu ndox ak problème assainissement mais warul yam ci kaddu parce que kaddu la mais dafa am la pratique ak la politique bi nga xam ne moom ngay doxaale ba ak si loolu est-ce que tey jotul woon su màggal gi weesoo ñu ne duñ ci xaar bés duñ ci xaar ayu bés dem toog ak Serigne Mountakha Bassirou Mbacké toog ak Serigne Bassirou Abdou Khadre ne ko dañoo bëgg màggal gii di ñëw ci nawet lay doon problème mu ndox ci Touba ñaar la problème inondation ak problème mu ndox mu ñuy naan di ko sangoo ñu bëgg bu ñu màggal gi desee weer ci màggalu déwén ga ñu ne problème yooyu réglé nañ ko ba pare mais loolu il faut nga am ñoo xam ne ñooy taxaw di ko réglé mais tey bu ñu bëggee toogaat ba màggal gu déwén ñu naan commencé nañ assainissement du sotti donc il faut que ñu am courage yu régler ces problèmes là maintenant ce ministère là su amoon tey dina fexe exploiter le potentiel xam nga boo demee Arabie Saoudite économistes yi dañ naan la pétrole ak richesse bi mu am la ko aj di indil moo ko ëpp. li aj gi bi indi pétrole ak gaz la aj di indil Arabie Saoudite moo ëpp la ko pétrole ak gaz di indil. tey loolu waroon na tax kon tey pétrole Sénégal bi ñuy wax li màggal Touba joxagul. exactement tey waroon tax état wu Sénégal ne potentialité yi nga xam ne moo nekk ci màggal buñ ko exploité xëy na mën nañu indil lu ëpp li ñuy séentu ci pétrole ak gaz ci ay années yu bëri te loolu malheureusement dafa mel ne suñu état yi ñoom dañu jàpp ne màggal gàmm un événement religieux la dañ koy célébrer ci benn wala ñaari fan après ñu pare ci dem defi leneen te warul demee noonu yaakaaruma ne noonu la war a demee. dëgg la sëñ Moustapha ni mu ko waxee yaakaaruñu noonu la war a demee ñi ngi ànd ak Serigne Moustapha Diop bi nga xam ne moom moo nekk groupe Walfadjri di liggéey bu am solo ci wàllu xam-xam ñu xam ko bu baax a baax ñuy waxtaan ci yenn aspect ci màggal gi dégg ngeen li nga xam ne jot na ko fee wax ci wàllu économie ak ci wàllu potentialité bi nga xam ni moom moo am ci màggal gi ñu xayma bu baax ci biir màggalu Touba ni chaque année ci xayma màggal gi dina dugal ci gafak ak état 250 milliards muy xaalis bu takkoo takk boo xam ni jàpp nañu ni état bu Sénégal am na lu mu war a delloowaat Touba gi nga xam ni moom la événement bi di xewee bu ko te loolu bu amee dina mën a law ba àgg ci gox yu bare bari ci Sénégal màggal gi ñu jëm it wala fii ak 8 ans ci kanam fii ak juróom-ñetti at màggal gi daanaka ci biiru nawet lay nekk te loolu ay jafe-jafe lay indi yoo xam ne dina doy waar lool ndax nit ñi xajuñu ci kër yi te ci mbedd yi la ñu nekk te bu tawee gox yu bare bari ci Touba dafay taa kon loolu war na am taxawaay boo xam ne état da ko cee war a taxaw ci ni mu gën a gaawee ci ni mu ko waxee léegi. beneen biir mooy problème mu ndox bi nga xam ni chaque année moom la ñëpp di jàmbat ci màggalu Touba. beneen biir moom mooy seen fa problème mu sécurité ndax fii may waxee yow wax nañ ni am na ay accident yu bari yoo xam ne am na ak ñoo xam ne jot nañ cee ñàkk seen bakkan yàlla leen yàlla yërëm waaye loolu am na beneen taxawaay it boo xam ni état da ko ci war a taxaw parce que foo xam ne ay millions ngi doomu aadama ñu koy xayma ci 4 millions ngi doomu aadama fu ñuy daje jàpp naa ni am na taxawaay donte ne ñi ngi koy def waaye war nañ ko gën a yokk. alors foofu dama jàpp ne li nga xam ne mooy xew ci tali yi su màggal jegesee du problème mu màggal du problème mu Touba problème mu Sénégal la. parce que Sénégal mooy réew moo xam ne pour nga toog fi ñaari ay bés te déggoo accident bu rey ay doomu aadama yu bari lu raar la. dama ci mas a waxtaan ak benn transporteur
mu ne ma boo xaymaa accident yi am Sénégal yu ci ëpp ay oto yu daw ba daje la bariwul ci Sénégal accident yoo xam ne oto bu daw ba saaraan wala mu dal ci garab yu demee noonu dinay am mais yi ci ëpp ay oto yu daje la oto yu daje ñoo ëpp li ñuy rey mu ne ma Sénégal bu état bi tàmbali woon di def li tubaab yi def mooy 2 fois 2 voies séparé ko ci digg bi ak ab béton dina wàññi accident yi bi loolu amee ma gis ñuy tabax autoroute bii ma ne autoroute bii kon dina wàññi accident yi parce que autoroute bi léegi amatul oto buy dajeeg moroomam buñ fekkee autoroute la ñuy wax mais leneen liñ ci seetlu moo di ne chauffeurs yi nga xam ne ñoom ñooy daw ci autoroute bi très souvent li nga xam ne mooy jaaxal sénégalais yu bari mooy non seulement li ñuy daw day bari mais dañuy daw sax bay mbëkk oto ci ginnaawam loolu ma jàpp ne nekkul problème mu infrastructure li mu nekk kon mooy problème mu yar ak problème mu kan moo war a dawal oto te loolu état bi daf ci am responsabilité bu rëy man bi may ñëw jóge Dakar dama gis ne gendarme yi dañu obligé ci biir autoroute bi ñu def fa ay check point teg fa ay barrières pour di wàññi vitesse oto yi loolu normalul boo doo dem si benn réew gis gendarme yi def ay check point pour di wàññi vitesse parce que autoroute dafa am vitesse bu ko réglementé mais su fekkee ne chauffeur yi nga xam ne ñooy indi nit ñi dawal bi ñuy dawal respecté wul sax vitesse bi nga xam ne moo réglementé autoroute bi y a problème muy benn. ndax du daan yi ñu war a daan ci ñun. muy benn ñaareel bi mooy ñaata oto ñooy daw ci Sénégal seen visite technique boo xoolee oto bii daw nga xam ne kii warul am visite technique te oto yooyu non seulement dañuy daw Dakar mais su màggal ñëwee dañuy yeb ay nit jëm si biir màggal mais loolu bu fekkoon ne ay daan da ciy am. oto bu ñu dajeel jàpp ko gis ne chauffeur ba wóoru kii warul dawal oto boobu wala oto boobu amul visite technique ñu wàcce nit ñi ne oto bi fourrière dina wàññi lu bari ci accident yi. li ci des nag mooy wax nga dëgg infrastructure parce que autoroute bii ñu def fii mu jëm Touba accident mi ngi fay ab dëgg la mais ku def xayma xam ne wàññi na ko lu bari mais autoroute boobu tey problème bi mu am mooy ñi fay jaar mooy ñi mën a génn ci seen poos fay. léegi sénégalais yi nga xam ne ñoom dañoo bëgg a màggal si. mënuñu génn seen poste fay jar autoroute à péage ñooñu bokkuñ ci réew mi exactement sama mbokk yi jóge Louga war a ñëw fii di màggal si bokkuñ ci réew mi mënuñoo jëlee autoroute à péage est-ce que jotul woon kon état su defaree autoroute à péage ba pare mu ne am na yeneen sénégalais yoo xam ne dañuy màggal si ci réew mi lañ bokk te ci autoroute nationale bii la ñuy jaar ñu ne ñooñu aussi war nañ fexe ba ñuy ñëw ci sécurité ñu defar tali boobu def ko 2 fois 2 voies teg fa ay gendarme yoo xam ñu ngi def seen liggéey parce que tey mënoo kilomètre bu nekk nga teg fa ab alkaati wala gendarme ñu naan nit ñi wàññi leen daw leen ndànk mënoo ko li nga mën mooy defar tali yu baax ba pare fexe ba autoroute tali oto yi ñi ngay dawal ñuy dawal oto yu nekk en bon état mais ñiy dawal oto yi également ñu nekk en bon état et ça c'est très important màggal nag màggal la tudd fu ñëpp jóg ñëpp di dawandoo di ñëw forcément dina am ay accrochage dina am ay oto yu daje parce que événement moo mel noonu mais mën nañ ko wàññi mooy d'abord defar infrastructure yi mais également fexe ba oto yi indi nit ñi nekk des véhicules en bon état chauffeurs yi indi nit ñi nekk également des sénégalais en bon état. waaw jërëjëf sëñ Moustapha kon ñu dellu si waat ci biir dëkk bi. mel na ni ci lañ doon wax ci ndox mi am na kuréel goo xam ne. ñu ngi góorgóorlu ci biir Touba tudd sax Touba ci kanam donte ni Nooru Daara ne lañ tudd mais li ñu leen gën a xamee mooy Touba ci kanam. am na ay jéego yu ñuy teg naka nga mën a gisee comme ci wàllu maanaam ñoom taxawaay yëpp ci wàllu social ci wàllu environnement ci wàllu assainissement ci wàllu santé yëpp ñu ngi ciy bay seen waar. loolu it day taxawaay bu am solo te ñooñu jàpp naa ni lu mel noonu bu ko état gisee ci Touba te moom am lu ko ci war na koo appuyer maanaam man cee profité pour mën a jaar ci ba mën a def li nga xam ne bëgg na ko def ci. xam nga Touba ci kanam dama jàpp ne dafa bokk ci li nga xam ne mooy symboliser intelligence communauté mouride. Pourquoi? Parce que xool nañ dëkk bi xam ne bari na lu fi manqué taalibe yi ñi ngi joxe àddiya mais am na noo mën a jëfee ak ñoom ñu joxe loo xam ne waxuma sax day yem si àddiya su ñuy joxe ñu def ko ci dëkk bi wala ñu jox ko sëriñ bi mais dafay jëm si ñoom seen bopp parce que man mii su ma sañoon su ma ñëwee Touba fekk fa ay infrastructures yoo xam ne dinaa mën a déplacer wu nu ma bëggee mën a circuler ci dëkk bi nu ma bëggee mën a tëdd fa ma bëgg te vision wu Touba ca kanam su ma comprendre baax foofu la jëm parce que tey su dama lire benn waay mu bind ci Facebook wax ne képp kuy wax naan bu ma gisoon sëñ Touba naa ko jox nangam ak nangam te attanoo jël 1000 francs def ko ci gafaka Touba ca kanam cela veut dire que boo gisoon sëñ Touba également xëy na doo ko def occasion la pour que chaque talibé mouride joxe participation te participation bi nga mën koo joxe
par différents moyens de communication yoo xam ne da nga cay jaar joxe sa participation te participation boobu du ma ko tuddee sa participation parce que investissement la buy jëmaat ci yow te loolu mooy intelligence bi Touba ci kanam am et c'est très important te loolu ni ñu def ba exploiter potentialité boobu état wu Sénégal bu amoon intelligence waxtaan ak organisme yu mel noonu waxtaan ak sëriñ si ci domaine bu mel noonu mën na régler lu bëree bëri ci Touba parce que tey dama ko murid yi mënoo xam ñaata lañu au Sénégal da nga naan à peu près rek temps lañ même buñ nee 1 million kese 1 million kese nga ne 1 million yooyu ku ci nekk ci ñoom na accepter weer wu ne mu joxe 1000 francs mais soo ko defee sur 1 an imaginez ñaata la loolu ñaata problème la mën a faj ci Touba loolu moom mooy bëgg-bëgg sax Touba ci kanam. exactement et c'est particulièrement important man dama toog ma xool ma ne gis par exemple benn service de téléphonie bëgguma tudd turu benn ñu ne ku ci jaar mën nga joxe sa participation ci Touba ca kanam ma ne man je vais essayer pour voir qu'est-ce que ça donne ma essayer def li ñu def xool ñu may guider di guider ba ma xam ne lii wóor na te fii la jëm ma ne kon ñi ma nekkaloon ma ne leen mais yéen su ngeen bëggee participer jaar leen fii te effectivement ce message là si ça passe da ngay gis ne lu bëree bëri la mën a indil ci ñuy defaree Touba et ça c'est important parce que Touba mënul yem rek ci ñuy joxe àddiya ñu def ko ci jumaa dafa soxla infrastructure yu bëree bëri tey jii jumaay Touba ji mooy jumaa joo xam ne li ci taalibe yi def mën na yor boppam jumaay Touba ji man gëm naa ne mën na yor boppam ndax li ci taalibe yi def également Touba mën na yor boppam ndax contribution wu taalibe yi mais du tax mukk mu wàcc état ne am na lu mu war a def te moom rek moo ko def parce que responsabilité wu état la ba Dakar di taa mu metti tool ci wàllu inondation Ablaye Wade moo investir ci Pikine pour dindi ko tey jii état moo war a investir ci Touba pour dindi quartier yi inondé et c'est très simple. waaw dëgg la am na solo parce que Touba li nga ko waxee moyens yëpp a ngi fi. li des rek moom mooy ñu te loolu ñu ngi góorgóorlu murid yi ci boppam ak waa Touba ñu ngi góorgóorlu seen kem kattan ngir jëmale dëkk bi kanam te gi jëmale dëkk bi kanam ci la ñuy fexee dañ naan bay sa weewu tànk dañoo tàmbalee ci dëkk bi waaye jàpp naa ni am nañu yéene fépp ci Sénégal maanaam lu am Touba àgg foofee kon lu am solo la loola waral ñu ci doon dugg ci wàll googu xam naa dañuy ñëw ci ñaareelu pàcc waxtaan wi ndax yow mënoo teew fii ba dem te tudd ñu ku mel ni Alhaji Sidy Lamine Niass liggéey nga ak moom muy koo xam ni ku marqué réew mi la rawatina moment wu màggal yi nga xam ni daa nañ ko gis mu génn def ay sorties wax ci sëñ Touba wax ci ay histoire am lu am solo loo xam ni ñëpp dañ koy rafetlu mu am beneen mbir it mooy màggalu Touba moom mooy ki ko njëkk a def direct donte ne boobu am na benn télévision bu fi nekkoon waaye ci moom ci gëm liggéeyam ak am vision bi mu amoon vision jàpp naa ne loolu waral mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a participer ci wàllu télévision ci màggalu Touba. xam nga dama la ciy sant parce que man yàlla dafa def ma liggéey ak Sidy Lamine at yu xaw a takk mais li ñu boole woon dafa jéggi woon cadre liggéey bi ñuy liggéey maanaam cadre journalisme ak li ko wër dama daan toog ci bureau lu bëree bëri ñuy waxtaan ma jàppoon lenn ci moom mooy bëgg ku mu bëggoon Serigne Touba te mu leer ma parce que bëgg ko mënul weesu lu mu bind xam na ko soo toogee ak moom mu wax la ci yow man taalibe murit laa su ma toogoon ak Sidy Lamine mu wax ci loo xam ne d'accord ma ak moom si yoon wi ma abal ko parce que Serigne Touba ma gën a leneen mais boo daan toog ak moom da ngay gis booy waxtaan ak moom lim la mën a wax ci Serigne Touba yow muy taalibe Serigne Touba xëy na xamoo ko muy benn ñaareel ba daf ma mës a yónni moom si boppam ci Serigne Bara Mbacké Falilou ñu ñëw fii toog si kër Serigne Fallou Serigne Bara di ñu nettali sëñ Sidy Lamine bi muy nekk ndaw daan ñëw fii di seet si Serigne Fallou Mbacké naan Serigne Fallou Mbacké moo ko daan ñaanal ma gëm ko roog ne Sidy Lamine du ak neen moo ko topp te pourtant Sidy Lamine ku ko xam ay waajuram xam fu mu bokk xam ne su ko neexoon toog seen kër yore sijaadaam bu rëy yore kurusam ay taalibeem di ko fekk di ko jox àddiya mais mësu ko gëm li mu mës a gëm mooy nekk di liggéey alors muy créer chaîne de télé boo xam ne mooy chaîne de télé bi njëkk a def màggalu Touba en direct je le dis et je l'assume parce que màggalu Touba avant RTS la télévision nationale moo daan ñëw di ko jël su ko jëlee dañ daan toog une semaine 2 semaines yenn saa yi 1 mois ñu def montage et tout
doog a def page spéciale si màggal gi ñëpp ñëw alxames toog seetaan màggal gi xam li fa xew moom mu ne dina def màggal Touba en direct il l'a fait te moment bi mu koy def collaboration lañ defoon waa Al Jazeera parce que amuñu woon moyen def ko mu ñëw def ko jamono di dox ba tey télévision boo xam ne defoo màggal Touba direct amoo lu la neex donc loolu dama naan le mérite lui revient d'abord mais dama lay nettali loo xam ne yàggul dara daaw bi ñuy préparé màggal Touba man sama bopp maa doon liggéey ci programme couverture màggal ñu ñëw toog bureau ma ne ko Sidi mu ne ma ne ko màggal gi dañ koy direct mu ne ma commandé naa ca Hollande matériel boo xam ne su ñëwee di nga direct màggal gi ba doyal te du coupé du def dara te image de qualité ngay am ñu ciy waxtaan ba mu commandé matériel bi moo si boobu moo dem ba Hollande jënd matériel bi def ko ci lu koy andi ñu koy xaar ñuy xaar di xaar màggal gi des une semaine matériel bi ñëwul ma ne ko Sidi nañu dem seeti les organisations yi nekk fii Sénégal téléphone yi surtout ñu wàcceel ñu ligne bi ñu directé parce que matériel bii di ko xaar wóorul mu ne ma dina ñëw ñuy toog di toog ba màggal gi des ñetti fan ñu war a départ ñun matériel bi ñëwul si la woowee Serigne Atou Diagne bu Hizbut Tarqiyyah ne ko dafa am matériel bu ma doon xaar pour direct màggal gi malheureusement xaar nañ ko ba léegi ñëwul dama bëgg bu sama gars yi ñëwee nga jàppale leen ci liggéey boobu Serigne Atou Diagne ne ko amul benn problème on le fera avec plaisir matériel boobu bi ñu màggalee ba pare la ñëw ñu direct ci gàmm Medina Baye ñu teg ci ay fan Sidi Lamine génn àdduna matériel boobu la ñu directé enterrement wu Sidi Lamine Niass matériel boobu ñun moom la ñu indi ren pour directer màggalu Touba moo tax may wax ne ñun dañu ñëw màggalu Touba ren pour mottali yéene wu Sidi Lamine Niass buñ ci paree ba màggal ren ba pare dañ naan léegi nag dinañ préparer pour que déwén ñu ñëw couvrir màggal ni ñu ko bëggee ñun mais ren ni ko Sidi Lamine bëggee woon daaw noonu lañ koy defee mooy mottali yéene donc encore une fois mënuñu ko bañ a rendre hommage parce que man su ma nekkoon ak Sidi Lamine di liggéey ak moom mu wax benn baat bu ñagas même en privé jëmale ko ci Serigne Touba wala ci yoonu Mouride man ma bàyyi ko lu leer laay wax mais musu ko wax musu ko jëfe te à chaque fois màggal daan jot lu mu am ak lu mu amul lay jël boole ko pour màggal parce que dafa gëmoon moom ne sëñ Touba mérité na loolu Touba mérité na loolu et ça pour man c'est très important. noonu la li nga wax. man mii dafa am lu ma marqué ci moom. parce que man dama ñëw def ak moom émission. ñëw Walf def ak moom émission ci Serigne Touba mu wax loo xam ni lu wax ju yéeme ci Serigne Touba wax joo xam ni ba léegi nii damay toog di ko fàttali. bu pare mu jox ma ay baydi yoo xam ni moom la ñuy wax kalimatu shukri. baayam moo ko bindoon Serigne Touba. ci ginnaaw bu ko sëñ bi joxee téere bu ñu tafsiru Jalalayn moom mu leeral ma it baydi la ko waraloo nag ba ko baayam bindee jox ko sëñ Touba ak lam ko ca wax. ak baydi yu rafet yoo xam ni ñu feese ci wàllu xam-xam. tagg ci sëñ Touba wax ko ci lu nekk. kon am na solo lool Sidi Lamine li mu doon représenté ci wàllu liggéey. xam ne li nga wax léegi bàyyi toogul rek yor kurusam ñu koy jox addiya te mënoon na ko waaye mu boole ko ak liggéey nekk ab liggéeykat boo xam ni créé na liggéey barabu liggéeyukaay bu mag boo xam ni. formé na ay nit ñu bare waaye mi ngi employé ay mbooloo mu bare. absolument waaye ci wàllu. diggante këru diine yi am na taxawaay bu mu ci amoon ndax Sidi Lamine dafa dajale woon yu bare bari ci wàllu situation yi nga xam ne moo daan am ci réew mi. am na taxawaay yu mu ci daan am ba ren ñu bare bari bi ñu àggee ci élection yi gisuma ay nit waaye wóor na ma ni am na ñu tëdd seen ndox jooy nañ Sidi Lamine Niass. ndax dañu remarqué ni manqué na Sénégal waaye digganteem ak këru diine yi taxawaay bi nga xam ne moom la ci amoon. gis nga dama lay jox firnde ci li ngay wax bu yenn événement yi daan am ci réew meeg yëpp Sidi Lamine Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké mooy xaritam dëgg bariwul lu sëñ Bass di def te du ci waxtaan ak Sidi Lamine te mësuma fekkee en tout cas bi Sidi Lamine di dund ñu jub lu mel ne ak julli it wala yu mel noonu te ki nga xam ne Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké du yónnee lu mel ne ak gàtt Sidi Lamine Niass am na événement yu daan am man damay fekkee Sidi Lamine da ciy consulter Serigne Bass ba pare doog kii prononcé wu muy benn ñaareel bi dañu toog jamono Sidi Lamine ne wax ma man ma dégg mu ne Moustapha man léegi du ma toog ba am 70 ans di jiite Walfadjri dama bëgg transmettre ko beneen génération muy yéen ñi nga xam ne yéen a gën a nekk ndaw
fi mu ne damay concentré wu ci di bind Sidi Lamine les dernières années de sa vie li ci ëpp bind la daan def ci la ne woon day téere boolewaat ay téere yoo xam ne way juram moo ko bindoon bi mu ko defee ba pare mu ne événement bi fi mu koy lancé mooy Massalikul Jinaan te boobu Massalikul Jinaan terrain nu la woon rek projet ñu commencé di tabax juma bi mu demee seeti mbàkk yu fay ne ko ñun de loolu mbégte la ci ñun mais problème bi mooy amuñu bâche amuñu chaise ndax fii amu fi dara chantier rek la Sidi Lamine ne ko loolu lépp naa ko wut moom moo njëkk a tànt foofu ci Massalikul Jinaan bi ñu jógee loolu ñu war a def benn événement ci benn hôtel bu nekk foofu la ci Ndakaaru mu ne Serigne Sidi Mokhtar Mbacké la koy tuddee ñun ñu laaj ko pourquoi mu tànn Serigne Sidi Mokhtar alors que ay téere baayam la am na ñoo xam ne voilà mu ne parce que Serigne Sidi Mokhtar moo def li nga xam ne moom la Sëñ Touba bëggoon ñu ne ko lan mu ne bi mu nekkee xalifa la ne bëggatuma fi dégg tijaan ak muurit ak xaadir ak yeneen li mu bëgg mooy ñun ñëpp ay jurit lañ ñoo bokk benn yoon fa ñu jëm ñoo ko bokk donc loolu pour delloo ko ci njëkkal mooy day boolewaat ñëpp keroog loolu bi ñu koy def Serigne Moustapha bu Serigne Sidi Mokhtar moom la fa Serigne Sidi Mokhtar yónni mu ànd ak waa Guy Mbind gépp ñëw fekk événement ba Serigne Ahmadou Badawi Mbacké mi moo fa jël parole keroog te événement yu ñu daan def ci biir Walfadjri bi ci mujj Sidi Lamine si boobu moo ko tuddee Serigne Ahmadou Badawi bu Serigne Fallou Mbacké moom moo ñëw foofu le teewal fa boppam yu bari yu ñu daan def ñoom lañ ci daan collaborer beneen bi mooy man sama àll wa soriwul mais dama toog di waxtaan ak Sidi Lamine mu ne ma dafa am lu ko marqué ci bindu Serigne Touba mu ne ko mooy ban mu ne ma Serigne Touba moo bind ci Massalikul Jinaan wax ne yow mi tànn werdu tijaan wala nga tànn werdu xaadir wala nga tànn beneen werd wala yow mi nga xam sax tànnoo benn werd da nga tànn yoon rek ne yoon bi ci yàlla la jëmale mu ne yoon boobu jàpp ca baax na mais imaginez immunité boobu ak sens de la répartie bi Serigne Touba wane foofu xam nga mënoon na ne maa woote maa yor yoon bu baax wi ku ci bokkul foo jaar baaxul il faut nga jaar si fii mais mu ne yoon boo ci tànn jàpp ca baax na tolérance Sidi Lamine mu ne xoolal dimension boobu Sidi Lamine mu ne ma bu fekkoon ne dama naan la Serigne bi da koo tegtale nga mën koo wedd mais dama ne la moom moo tudd ne tànnal yoonu Cheikh Ahmed Tidiane tànnal yoonu keneen ak keneen baax na mais loolu c'est important te loolu dafa war a doon leçon pour ñun taalibe mouride d'abord mais doon leçon pour tous les Sénégalais mais doon leçon même pour la classe politique au Sénégal xam nga lu tax parce que tey bari na ci ñun ñoo xam ne suñu yoon bi ñu nekk soo ko tànnul rek jàpp nañ ne fa nga tànn baaxul te Sëñ Touba digalewul loolu sant ko kenn exactement bindu ko fenn képp ku ci werante yaa ngay tooñ di tooñ sa bopp di tooñ ka ngay weranteel parce que ki ngay yaakaar waxul loolu beneen bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy la classe politique Sénégal tey lan mooy seen problème mooy man ma bokk ci parti tey présenter Sénégalais benn projet politique ne leen projet politique bii moo baax mooy développer Sénégal képp ku ko présenté wul baaxoo yaa ngi dégg wax bi ñu dem ba nekk ay noon nekk ay ennemi ndax loolu mais bu ñu gëmoon ne man mën naa am projet bu baax yow nga am bu baax yëpp buñ ko defaree nañ ko war a defee njëriñ rek ciy judd mais jàmm na ñooy mais Sénégal tey loolu mooy suñu principal problème koo fi fal tey mu gëm ne moom li mu jàpp ne moo baax rek moo baax xoolal projet yëpp xoolal plan yi ñu fi bind yëpp Abdoulaye Wade am fi woon plan woo Macky Sall ñoo am plan woo ñi nga xam ne ñooy xëccoo ak Macky Sall koo ci laaj am na plan woo te bu faloo day jël plan wu Macky Sall sànni fële doxal plan woo waaye léegi réew mi kañ lay dem ñoom ci ku nekk si ñoom bu d'accordoon tey ne plan bii kii nekk fi présenté xëy na lépp baaxul mais am na lu ci baax nga ne na Sëñ Touba jàngale woon laay def yoon bii am na lu ci baax ma jël loola plan bii kii am na lu ci baax ma jël loolu boole ko plan boobu gëm naa ne Sénégalais dañ ci gis seen bopp dama la ci jox exemple pour daaneel mooy boo demee Bordeaux dëkk la ca France dañoo toog ñu fal benn maire bi mu ne dafay présenter benn plan bu mu tuddee plan Bordeaux 2040 Bordeaux 2040 mu ne plan boobu moom nii la ko gisee mais day woo toute la classe politique bi nga xam ne ñoo nekk ci Bordeaux ak la société civile ñu ñëw toog ñu waxtaan ba jubóo ci plan boobu mu ne bu jubóo ci plan boobu le ba teg ko ku nekk da ngay jël engagement ne bis boo faloo plan boobu moom doo ko changer li ngay def mooy li tubaab tuddee changement à la marche maanaam gis ne lii xawoon na kii ñu ne nañ ko changer gis ne fii prévoiroon nañ fi benn tali te tali boobu bu ñu ko defee dina yàq ñu ne nañ ko changer def leneen mais plan bi en tant que tel lam doon lay doon fàtte na boppam jàpp na ni day falu ba exactement mais Sénégal tey bu ñu toogoon plan Sénégal émergent gii ñu tudd
ne 2050 lañ ko 2035 la jëm mais classe politique bi kan moo ci d'accord wax ma kenn rek ku ci d'accord donc ça veut dire que gëmuñu loolu tey bu ñu waxtaanee woon trouvé ci Sénégal plan boo xam ne taalibe murid yi dañ ci gis seen bopp ñi jëm Tivaouane gis ci seen bopp ñi jëm Medina Baye gis ci seen bopp ñi jëm église gis ci seen bopp ñoom politiciens ñu gis ci seen bopp ne lii comme Sénégal yëpp ñoo juboo ku fi falooti tamit am nga droit changer de mais na nga changer à la marche mais Sénégal koo fi gis muy campagne lan lay promettre Sénégalais yi ban baat la ñuy wax rupture xam nga rupture kañ lay am mooy su fekkee ne li fi nekk baaxul defe nga ne Serigne Mountakha Mbacké mii bi mu faloo biñ ko tegee fii ci xilaafa gi dégg nga mu ne rupture maanaam li fi mag ñi doon def li ñi ma jiit li ñu doon def yëpp léegi dañ ko bàyyi defee neneen ba soo ko dégg mais parce que ñun ñëpp jubóo nañ ne li ñu doon def baax na donc moom day ñëw rek li mu fekk ñu koy def mu sof ca lam ca man bis bu ko fi yàlla jëlee yàlla na yéex lool keneen ñëw sof leneen keneen ñëw sof leneen muy dem njàngale la sax parce que ka fi nekkoon dafa àndoon ak moom mais exactement tey dama koy wax démb ci benn plateau ma ne tey soo demee suñu entreprise yi soo demee suñu njaboot yi problème bi ñu am tey mooy man mi nekk ndaw topp ci ki nekk mag di ko liggéeyal ba mu gërëm ma ne loolu exemple bi ci doy dëkk sëkk mooy Serigne Mountakha Bachir mii ku fi jaar nekk xalif takk na ndiggam defal ko loo xam ne yow mënoo ko man mënuma ko ba làq seen gërëm tey mu nekk à la tête de la communauté ñëpp xol yëpp ay ànd nangul ko xol yëpp ay ànd nangul ko ba bu la xoolee ree soo ko xoolee ree loolu du man du yow xol yi ñoo ko nangu tey loolu yàlla moo ko def tey jii soo demee suñu entreprise yi tey dama koy wax très souvent surtout suñu médias yi ndaw boo ci gis ñaari at lay nangoo raam jóg ne day dox par force bëgg a jiite nit ñi foo leen fekk ñu wax ay toj-toj ci télé yeeg rajo yi parce que nampatal ga ca war a am ba ñu egg fa ñu war a negg ba war a mën a jël micro ci mbooloo loolu lañ nangootul te loolu sëñ Mountakha mi war nañ ca doy exemple war cee doy exemple nag taalibe murid yëpp ku ci nekk ci ñun soo nekkee ak sa kilifa même bi ci boutique bi ci quartier bi nga ne kii dinaa kan nangul di ko sàmmal alalam ji ba bu ëllëgee mu wóolu ma jox ma boutique bu ma yoral sama bopp man mi ne ci entreprise ma ne entreprise bi yàlla moo tànn sëñ diw mii ne moom moo ko jiite dinaa kan nangul di kan nangul ba ëllëg ma mën a taxaw sama entreprise mais bawol yëpp nga gis Ndakaaru la fa nekk ku ko tabax ku dul ñoom mais ba ñuy dem bawol du seen ay kilifa lañu àndal yenn saa yi da ngay am sa doom mu ne ci kër gi jóge daara nga ne ko demal sa nijaay diw moo yor magasin sangam jëbalaat sangam dem fa soo fa demee ne ca moom mu lay wommat di la wommat ba bés sa nijaay diw wala sa papa diw moomu tijji la quincaillerie bu mag nga cay liggéey ba yor cay million mais loolu la ndaw Sénégal nangootul léegi dem na ci ba soo jëlee gone fii ci bawol gi wala feneen yóbbu ko Ndakaaru mu daan sol ab bàyyi laxaat bu rëy ñaari at la fay def yor tuuti koppar changé ko di sol jean di sol Lacoste topp xale yu jigéen ñi bëgg a daaneel boutique ba nga xam ne moom la nijaayam yoroon mais du sotti te loolu man je crois que moom mooy la plus grande leçon bi ñu war a jàng ci Serigne Mountakha Bachir doomu Serigne Bassirou Mbacké la kuy Serigne Bassirou Mbacké doomu Serigne Touba bi ñu wax ne moom mooy ki gën a yàgg lu mu nekk ak way juram wu góor li ñu xam ci Serigne Touba lu bari moom moo ko bind mais su ko neexoon ne xalifa bi fi nekkoon man mii la ma am ci Serigne Touba laa ci am wala déet mais dafa takk ndiggam ne ci ginnaawam di ko liggéeyal ba tey mu toog ci place boobu lu mu bëgg yàlla defal ko ku ko xool ree ku mu xool ree parce que xol yee ko nangu mais ñun malheureusement muy man di yow di keneen nangootuñu topp kenn te problème rek la ñuy jural ñu dellu si waat sëñ Moustapha ci tey Sidi Lamine Niass ndax li may jeexale rek ci li ma doon wax mooy ndax tey li nga xam ne jot na ko liggéey ci wàllu xam-xam ci wàllu këru diine yi liggéey ko ci jëmmal ko ci wàllu liggéey ndax jotul tey sunu yenn barab yi nga xam ne ay monument la wala yu kii ñu tudde ay tubaab yoo xam ne jëriñu ñu dara ndax jotul tey mu royukaay bi mu nekk ñu delloo ko njukkal tudde ko ay barab mais dëgg la boo xam ne dëgg la bu baax wax nga dëgg te dama ci d'accord ak yow mais Sidi Lamine dafa daan wax ñun sax dañ ko daan tooñ ne Sidi Lamine bu dul Walfadjri amul vie parce que heure boobu ñëwee fekk ko fa boo fa dee jóge fa la koy bàyyi donc moom li mu jàppoon ne mooy patrimoine am dëgg jàppoon ne sax mooy doomam dëgg mooy le groupe Walfadjri daf ñu daan wax ne man ñaari njaboot laa am njaboot ga ma bàyyi ca kër ga ak gi may fekk fii ñoom laa yemale dong aw ma ci différence donc tey le plus grand hommage buñ ko war a rendre te loolu waxuma ko pour lu ma neex waxuma ko pour lu neex njabootam mooy fexe ba patrimoine bi mu taxawal ba pare tuddee ko la voix des sans voix ñi nga xam ne seen kaddu mënul àgg fa kaddu ñëpp mën a àgg
patrimoine boobu ñu fexeel ko ba patrimoine boobu survivre Sidi Lamine maanaam di dund di dem ba ñun suñu ay njaboot mën cee liggéey njabootu ñeneen mën cee liggéey njabootu ñeneen mën cee liggéey parce que Sénégal dafa benn problème te loolu waa Touba ñoo ko réglé boo demee France dañ naan la les fortunes yi nga xam ne ñoo gën a mag ci France mais du ay fortune yi ñu liggéey ci 10 ans de ñi riche ci tubaab yi mooy ñi nga xam ne ay footballeur lañ waaye star de cinéma tudd Ronaldo wala nga tudd Messi wala nga tudd keneen ñooñu ñooy nekk ñooy xëy suba yoruñu dara ngoon ñu nekk ay milliardaires mais ñi ci des ay milliards yu ñu donnoo ci seen i maam mais Sénégal fii ñi fi ëpp ñu donn woon ay milliards ci seen i maam ñi ci ëpp boo leen gisee yéene leen sarax mais parce que alal ji nga xam ne moom lañ yor la seen maam daan def pour di ko woomal lañ commencé di ko teg alal jooju mais alal ji day dem yoonam alal joo xam ne sa maam a ko liggéey mësu ci def lu neexul yàlla alal jooju boo ko donnoo di ci def lu neexul yàlla alal ji mooy dem boppam Touba gii li fi sëñ Touba defoon nga xam ne ci lu neex yàlla da la ko tegoon ñi foo nekk ñi ko wuutu di dox ba ak ci sëñ Mountakha Bachir mi lépp luñ ci def ci lu neex yàlla lañ koy teg mais Touba day wéy di gën a naat rek tey dañu war a fexe ba les grandes fortunes de ce pays li ñuy woowee les capitaines d'entreprise de pays ñu fexe ba li nga xam ne moom lañ créé mu leen di survivre te loolu li koy waral mooy li ma la wax sànq mooy gëm ne li Sidi Lamine Niass taxawalu ko pour njabootam taxawalu ko pour boppam daf ko tabaxal pour Sénégal parce que bu ko doon taxawal ngir boppam mais mu santale ko Niass am na amu ci droit mais daf ko santale la voix des sans voix maanaam kaddu gi ñëmul kaddu man mi nga xam ne tey aw ma dooley fay pour wax fu ma neex war naa gestu Walfadjri fu ma toll xam ne lii bu ma ci jàppee muy dox mooy la meilleure manière de rendre hommage à Sidi Lamine Niass. dëgg la sëñ Moustapha fi ñuy jeexale waxtaan bi rek mooy yéen ñu fi bàyyi nga xam ne njabootam la leen jàppee ni nga ko waxee ci biir say kaddu léegi. da leen yamale woon ak njabootam nga mu bàyyi ci biir këram. yan ambition ngeen am ci liggéey bi nga xam ne bàyyi na ko fi. ambition première mooy fexe ba déjà li tubaab di wax conservation maanaam patrimoine ñu fexe ba bañ a yàqu ñun loolu mooy suñu mission fexe ba patrimoine bañ a yàqu yoon wi mu jaaroon exactement léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ay njaboot xëy na nga xam ne man gëm naa ne d'ici 10 ans 20 ans 30 ans bu fekkee Walfadjri mi ngi continuer di dund am na yeneen njaboot yoo xam ne ñoom ñoo ciy ñëw di ci dugg xëy na njaboot yooyu ñoom ñoo am responsabilité wu gën ko di développer mais ñun suñu responsabilité première muy conserver li mu fi teg suñ ko conserver ba ñeneen ñëw wuutuñu ci gën ñoo am xam-xam gën ñoo xarañ ndaw parce que ndaw yii ku ci nekk yaa ngi jàng man damay wax ne tey Serigne Mountakha Bachir par exemple dafa comprendre que ni ndaw yii soo bëggee ñu jariñ la ëllëg non seulement war nañ jàng seen diine xam ko mais jàng àdduna xam ko moo leen di may ñu dugg ci université yi jàng fañ war a jànge ba pare ñëw nekk ay taalibe Serigne Touba pire ndaw yooyu ëllëg ñoom ñooy liggéey ci Walfadjri ñooy liggéey ci beneen entreprise ndaw yooyu ñoo am responsabilité wu développer mbir mi mu jëm feneen mais ñun suñu responsabilité d'abord mooy conservation fexe ba patrimoine bañ a yàqu. jërëjëf sëñ Moustapha yaakaar naa ne waxtaan bi am na solo. ñu ko doon teewlu Sidi Lamine ñu ko delloo njukkal rek doy ndax taxawaay bu am solo bi nga xam ni taxawoon na ko. mënuñ tudd dara lu am solo ci Sénégal te tudduñ ko. dëgg la ci taxawaayam ci wàllu xam-xam ci wàllu yëpp taxawaay bu rafet la amoon. yàlla na ko yàlla doole. amiin yàlla na ko yàlla yërëm. amiin sàmm ak njabootam sàmm leen yéen itam yéen ñi nga xam ni yéen la fi bàyyi ngeen war a àggale liggéey boobu te gëm ni mission la boo xam ni bàyyil na leen ko. yàlla na leen ci yàlla taxaw ñu ngi lay gërëm di am mbégte bu baax ci teew gi nga teew ci Touba Vision ak waxtaan bi nga xam ne ànd nga ko ni ñu bàyyi la nga wax sa kàddu yu tàggatoo. yaa ngi wax ne ñu leen di gërëm mais man maa leen ameel gërëm li tax ma wax ko mooy ñun ñëpp ñu ñëw Touba dañu jàpp ne li ñuy def si pour am ci ngërëmal sëñ bi moo tax donc su fekkee ne da ngeen ma woo offrir ma plateau boo xam ne damay wax àdduna bépp di ma dégg damay jàpp ne da ngeen ma dimbali ngir ma def li nga xam ne moom laa yaakaar ne man su ma ko defee naa ci am ngërëmal sëñ bi xam nga damay wax sànq ci ngoon bu ñuy réunion de coordination pour préparer journée wu suba bi ma ne leen man taalibe murit laa dama jàpp ne màggal gii buñ fi ñëwee di ko couvrir dañ koy couvrir ni ko borom bëggee mais du màggal du événement folklorique du événement wu ay people donc man ñëwuma fi pour di xool li people ba la def folklore ba fële non
dañ koy def ci ni sëñ bi bëgg te loolu laa gis ne yéen également loolu ngeen di def ma leen ciy félicité di leen ci gërëm di ñaan yàlla mi dara tawul mu dimbale ñu ay at yu bëree bëri ñu am mbégte di ñëw di toog fii di def waxtaan yu mel nii parce que am na solo trop jërëjëf. jërëjëf sëñ Moustapha jërëjëf yéen itam yéen ñi nga xam ne yéen a doon teewlu waxtaan bi mën ngeen bañ a toxu parce que sëñ Mame Balla mi ngi ñëw ànd ak sëñ Khadim Akassa mu war ñëw teew fii bégal leen ci wàllu xasida yi muy waxtaan mu ñu war a am duyo bu am solo ndax ku ne xam na ni guddi bisu màggal gi tàmbali na ndax bu ñu weesoo timis gi rek dañuy dugg ci fukki fan ak juróom-ñett yi kon man la ni màggal gi tàmbali na kon man ngeen a toog xaar sëñ Mame Balla ak sëñ Khadim Akassa léegi-léegi incha allah ba ci kanam jaa ngeen jëf